asalaamaaleykum mbokki internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne xam ngeen ne Dakar Buzz moom lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil du yéen nuyu nag lu baree bari tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moo di Petit Mbao ñëw seet suñu tonton bu nga xamante ni saa su nekk rek dañ ko doon fekk ci mbégte rawatina ni muy koy dundee ak waa këram ay soxnaam ak i doomam tey nag su tànk yi ñu fi daan indi tey bokkul xaw na wute tuuti ak bi ñu fi indi waaye nag sant yàlla bu baax. Comme yàlla wis na ci ndox mu sedd ba ñu ngi mën a toog rek jàkkaarloo ak moom muy kan muy tonton Bour Gueweul moom la daal di def moo daal di def li nga xamante ni moo di accident fële ca cinéma Thiaroye benn moto daal di ko fay laal xaw na am nag ay gaañu waaye sant yàlla bu baax tonton Bour ñu ngi leen nuyu. Lalla maa ngi lay fay di nuyu adduna bépp comme ni ma taamoo di ko def rek may nuyu ki nga xamante ni mooy suma wasila di suma papa sëñ Mbaye Sy Mansour. yàlla na ko yàlla wéral te yàlla yokk leeram yàggal ko fi lool ba mu eggale jumaa ji ni mu ko bëggee di ci teg soxna Lalla Sy mi nga xamante ni moo yor jigéen ñi waaye di dem ba Touba di nuyu suñu sëriñ bu baax ba fa nekk moom it ak soxnaam yal na leen fi yàlla bàyyi ñëw Njaasaan bàyyi wu ma leen ñëw Ceneba ñëw ci ñi nga xamante ni nooy sama waa kër Laayeen yi ak sama mbokku catholique yi nga xamante ni am naa fay xarit am naa fay soppe di nuyu sama mbokk artistes yi di nuyu umma islamique bi yëpp di baalu ñëpp ak ci tabaski yi yal na nu yàlla boole baal déwén yàlla na ko fekkewaat te yàlla def jàmm fii ci Sénégal merci. macha allah nuyu bi am na solo tànk yi ñu daan yëkkati nag ak bi ñu yëkkati tey wuute na xanaa doo def rek lu mooy expliquer ñu affaire bi nu mu demee. waaw parce que santaat yàlla parce que bu ma demee tey ba nattu dal ma dem ba di ko nettali dama war a waxaat alhamdulilah ndaxte ci moment bi ma natt bi dalooy am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di dugal ci biir suuf ak ñoo xamante ni ñu ngi leen di waajal ak ñoo xamante ni dañoo génn nu leen fabaratee ba suba man yàlla boolewuma ca ñooñu waaye teg na ma natt bi ma teg nag mooy nattu accident loo xamante ni ci sama dund boobu léegi moom may soog a dal boo dundee benn at ba dugg juróom benn fukki at ak juróom accident soog laa dal boo ci jógee da nga war a wax yàlla jërëjëf donc di ko santaat bu wér di ñaan yàlla mu jëlee ko fi ba boog dootul amati démb dama jóg fii laa yendu toute la journée bàyyi fi soxna si ay boori 20 heures ma ni ko yàlla def na dan ma woo benn liggéey ci fii nga xamante ni mooy Pikine te liggéey boobu liggéey la boo xamante ni dama ciy gagné ma ni soxna si génnuma toute la journée wante fi ni dama bëgg a dem pour uti fa lu ma am ngir njaboot gi mu ne ma demal ci ñëw ak jàmm bi ma génnee fii yëpp am ndox bon am ku ma génnee jaari beneen côté Kër Massar génn ba nu egsi poste Thiaroye borom poste Thiaroye bi nu egsi cinéma Thiaroye lan ma woo ñoom ni ma ki taxoon ñuy def réunion bi dañ ko woo léegi réunion d'urgence Dakar kon dañu reporter réunion bi ba suba muy tey ma wàcc kon ne naa. loolu après taw bi la. après taw bi la c'est vers le coup de 21 heures donc ma ne kon naa wàcc pour ñibbi si jaru may egg Pikine parce que boobu oto amul kon donc bu ma eggee foofu damay gën a tardé rek bi ma traversé tali bi ba ñëw à bord di xaar. benn oto bu ñëw juste damay teg sama benn pas di xool ndax oto yaa ngi ñëw rek en clin d'œil rek ma seen moto boo xamante ni mu doon ñëwee ko melax fi may koy éviter damay pivoter rek muy dal sama kaw ba mu dalee sama kaw projeté ma daanu ci tali bi. moto bu mag la. waaw moto bu mag la ma daanu ci tali bi moom it mu daanu mais bi ma daanoo. yàlla may ma kartan ma jóg fuddutu yëg naa ni gaañu naa am na ay gaañu mais ma am maîtrise taxaw mais bi ma taxawee yëpp nag mënumaa doxati ma tuddaat yàlla foofu après ma dégg ay nit naan kii di dee na mais comme que taxaw naa rek man maa ngi ànd ak sama conscience. mais fi mu la moto bi fi mu la dalee ak fi nga daanu dafa sori. waaw fi ma dal ak fi ma daanoo. lu mu bon dina nekk ay 30 mètres waaw donc daf ma projeté
moom kese la woon. non am na keneen koo xamante ni mu nekkoon ci moto bi mais man gisuma keneen ki moom bi koy daanoo rek kooku laa gis après nag laay soog a xam ne ñaari nit lañu te nan laa ko xamee mooy bi ma nit ñi ñëwee téye ma. te ba bi ngay jóg yëpp yaa ngi ànd ak sa sago. maa ngi ànd ak sama sago maa ngi dégg nit ñi naan deena mais maa ngi naa leen sant yàlla après ma naa leen may leen ma ndox ma naan parce que boobu sonn na. da nga tëddaat après quoi. waaw doon ma tëralaat bi ma tëralaatee ñu indil ma ndox ma sotti ko sama yaram après ma naan bi ma naanee ñu jël ma fi ma tëddoon yóbbu ma à côté tëralaat ma ci benn banque foofu léegi benn gendarme ñëw bi mu ñëwee il m'a posé la question ni ma ba gaañu woo ma ne ko si gaañu naa koy parce que bi ma jógee yëg naa ni sama yaram am na fracture parce que maa ngi dégg sama yax bi ni muy defee karak. ban côté la. waaw mooy fii incha allah xam naa ni mooy fii ci comment il s'appelle encore là. côté dënn bi fii donc moo yax bi moom moo dam fii juste waaw léegi nag loxo bi mënatul a jóg man ko way am naa fracture parce que sentir naa ko bi ma tëralee benn jigéen ñëw ma jox ko sama téléphone moom dégg naa ko ma naa ma tonton Ndiaye mais xawma ko ba tey moom laa am confiance ma jox ko sama téléphone mu woo sapeur pompier yi le temps que mu woo leen ma tëdd ma jékki-jékki gis naa waa ji di déplacer moto bi gendarme bi ñëw ci man bi ma waxee ndax gaañoo man ko si gaañoo na damay fracture après ma dégg benn waaye naan gendarme bi sax moom it gaañu na ak ki doon dawal yëpp ci laa xam ne kon 2 personnes lañu. mooy ki nekk ci borom moto bi. waaw koy wax gendarme. non keneen moo ko doon wax donc ci laa xam ne kon 2 personnes lañu léegi ki doon dawal bi mu ñëwee taxaw sama kanam ma torché ko bi ma ko torché ma xool ko bët bi fii daal di toj ak fii bon mais noonu gendarme aussi gaañu na léegi gendarme bi mu taxawee sama kanam man ko chef ça va mun ma woy man mun ma danga gaañu man ko waa gaañu na am naa fracture après il s'est déplacé ñu dem dindi moto bi ci kaw tali bi déplacé ko bi ñu ko déplacé minute à 5 minutes rek ma dégg waa ji di démarrer moto bi ba ma yëkkatee sama bopp rek ma gis gendarme bi moom moo ko poussé moto bi ba ma ko mettre ko à côté rek mu yëg ci moto bi rek ñu départ bi ñu départ rek ma daw foofu jën yàlla moom may kattan ma jóg rek bon comme que tàngaay bi jàpp na ba léegi xam naa loolu moo taxoon maa amoon force ma daw départ dàq leen. kon moom dafa daw. dafa daw moom surtout nag borom moto bi xawma ki doon dawal il était en civil ndax homme de tenue ou pas mais ki nekkoon ci ginnaawam c'est un gendarme bien habillé du bleu donc gendarme en tenue subitement mu yëg ci kaw moto bi bi mu yëgee ci kaw tamit. ñoom ñaar mu départ ma daw topp leen bi ma dawee topp leen subitement mënu ma leen jot benn oto di ñëw ma arrêté oto bi ma arrêté oto bi ak sama torche mu taxaw ma yëg ci oto bi nu dàq ko bi ñu koy dàq bi ñu ñëw ba ci poste Thiaroye yi foofu nu am benn embouteillage foofu la jaaree ci oto yi noonu dem toujours avec ma 6e sens je dis que ni xam naa nu ngi jëm LG yi nu fexe ba génn ci embouteillage bi nu continuer ba ñëw ba LG yi nu dugg ci LG yi bi ñëwee ma fekk sentinelle yi taxaw foofu man ñu leen amul moto bi dugg fii léegi ñu ne ma non kenn duggu fi laaj ma ce qui se passe ma ne leen dafa am moto bu ma bëgg y a un gendarme à bord dañu daw ñoom laa doon poursuivre subitement gendarme yi fa nekkoon rafetlu woon affaire boobu parce que bi ma leen expliqué situation bi 5 minutes plus tard auto gendarmerie bi egsi bi mu egsee ma torché ko mu taxaw mu ne ma qu'est-ce qui se passe ma ne ko non dafa am benn moto bu ma bëgg daw moom laa doon topp ma ñëw ba fii di ko seet si mu ne ma mooy moto bi man quoi mu ne ma moto bi gis naa ko mais xaw ma woon ni dafa def choc de maa ngi woon ci ginnaaw mais bu ma xamal lool kon doon naa ko arrêté donc foofu nag la ma sapeur pompier yi ñëwee nag jël ma après yóbbu ma. après ñoom ñoo la woo sapeur. waaw fekk jëkk nañ woo sapeur pompier mais bi ñu ñëwee sur le lieu fekk nu ma fi ba sapeur yi delluwaat ci la ma gendarme bi jëlee ci otoom di ma yóbbuwaat sur le lieu bi ñu ma yóbbu sur le lieu nag la ñu gis sapeur yi. ñu jaar beneen sens mu ne wax xamuma ndax ñii la wala ñële mais mu woo leen dañ leen woowee ñu def fa une 30aine de minutes sapeur yi daal di ñëw jël ma bi ñu ma jëlee nag ci leen ma yóbbu hôpital ñu def
bi ñu ñëwee ñu def rajo bi bi ñu defee rajo bi gis nga subitement li ma doon wax mooy li am parce que booba sentir naa ni sama clavicule bi damm na waaye donc clavicule bi fii la damm muy def xuruj ba léegi bon dañ ko mobiliser parce que fii nee na mën nu ko tabax dañ ko mobiliser bon mais maa ngi doon sentir fuy metti ci man fii ma di ko bës ndekete booba faar gi moo may jam bon bi ñu defee deuxième rajo bi lañ xool ni effectivement faar gi fii dafa damm fii aussi encore waaw dafa am cassure ci cat bi donc moo ma jàpp ni moo ma sonal muy ñaari damm-damm muy ñaari damm-damm ci yaram bi. ndax gendarme bi la doon laaj est-ce que lan moo la dal ndax moom moo yëgoon ci moto bi wala bokkul. je dis bien que ni moom moo ko waaj yëpp noo ànd daanu. ba pare moom moo wàññeekuwaat parce que moo poussé waa ji moto bi bi mu ko poussé moto bi ba pare moo yéeg ci ginnaaw moto bi rek waa ji départ. te moom moo wàññeekuwaat ñëwaat di la laaj lan moo xew. di ma laaj lu xew ca laa leen dàqee donc li ma metti du waa ji ma mbëkk parce que man damay dawal moto damay dawal oto donc à tout moment man na maa def accident damay demander nu pardonner ma kon donc nit ki bu defee accident du lu mu tey mën naa ko pardonner. mais gendarme bi nga xamante ni moo yéegaat ci moto bi te ni mbëkk ma ba pare ànd ak borom moto bi nuy daw loolu tax ma topp ko en tant que un gendarme fekk une personne en danger nga war koo porté woo ko mais nga wàññeeku daal di daw ak ki nga xamante ni yéen a àndoon loolu laa ko toppee donc boo gisee ngeen ñëw ma mën a wax ak yéen parce que ña fa nekkoon assisté ma mën na am nañu filmer affaire bi ba am image yu gendarme bi amaale sama image bu fekkente ni ñi ñaa ngi nuy seetaan amaale image yu gendarme bi wala image yu borom moto bi nu war ma ko mën a indil sama numéro c'est le 367 0104 nu mën a def la poursuite de ces deux bon bu fekkente ni aussi xamee nan ko nu mën a ñëw joxe information boobu certes que foofu am na caméra de surveillance mais saisir naa déjà la police nee nañ ma naa indi numéro mention bi pour ñu jéem a saisir caméra de surveillance yi pour xool je pense que fi ma dalee muy ci cinéma bi juste ci booru pharmacie bi ba ni ma jógee di ko dàq pharmacie bi am na caméra yooyu yëpp foofu yëpp xëy na am na caméra bu fekkente ni jël nañ ko rek dinañ mën a jëlaale gendarme bi dinañ mën a jëlaale waa ji nga xamante ni moo doon dawal. mais delloo goo fa wala nga yebal fa nit pour ñu xool. d'abord dañu na tombé juste fa laa doon dem nii parce que demain incha allah laa war a yóbbu mention bi pour que ñoom aussi police def seen liggéey voilà donc loolu fa laa jëm nii mais li ma rafetlu te rafetlu ma ko bu fekkente ni autorités yi les hommes de tenue ñoom noo dem bay dabloo ay personnes yoo xamante ni dañuy def accident ci circulation bi kon man xamatuma ci ban Sénégal la nekk parce que moom bu fekkonte ni dafa romb rek gis ma tëdd la mu war a def mooy mu assister ma woo sapeur pompier accompagner ma ba samay parents ñëw moo xam mu dund wala ma dee bon bu fekkente ni pare na ci loolu il a fait son devoir absolu en tant qu'homme de tenue et il a fait pour un citoyen du bon et du forme man je sais que je suis un citoyen sénégalais parce que j'ai signé le papier vert j'ai été militaire et j'étais à la gendarmerie kon donc man je suis un sénégalais même si j'étais un étranger li yoon mooy mu assister ma mais mu wàññeeku waat di dawloo ki nga xamante ni moom mu mbëgg kooku na la wóor ni le gendarme la bu nekkoon ci circulation yor oto bu mbëkkee nit moo xam mu dee moo xam mu ñàkk a dee day daw dem bàyyi ko fa donc léegi nag je demande toute la population sénégalaise ak képp koo xamante ni gisati na accident bu mel noonu li ñu war a jëkk a def bu ñëwee di seetaan am na ñoo xam ne dañu ñëw daal di filmer ñu naan lu tax ñuy filmer mais bu ñëwee fekk situation yooyu dans l'immédiat nañu filmer les victimes filmer oto ya filmer environnement bi ngir bu police soxlaa dara nu man koo jox information boobu ou bien à la gendarmerie et je sais que man j'ai fait l'Europe waa jooju gaañu bu fekkonte ni Europe la bi ma sapeur yóbboo ba pare balaa mat 1 heure de temps ba 30 minutes ñu jàpp ko parce que dina dem ci dispensaire
wala mu dem ci pharmacie wala mu dem ci hôpital pour faju information bi day jàll bu egsee subitement rek dañ koy arrêté mais déjà loolu amul fii waaye donc loolu daal mooy sama métit ba tax na maa ngi ñaan koo xamante ne nekkoon na fa daal te filmer mu jox ma film boobu ba mu ñëw au niveau de la police de Guinaw Rail ou de la police de Pikine. ba nga defee plainte. waaw ou bien la gendarmerie de Jeune-France ou bien au ministère de l'Intérieur mais sama numéro téléphone moom je réitère pour tout le monde c'est le 77 367 01 04 pour que nous mettre la main ci ñaar ñooñu nga xamante ni c'est des personnes nuisibles de la société. lan ngay xaar ci loxo yoon. Je sais que ni yoon moom nekk na ñoo xamante ni vraiment dama leen di sant muy le ministre de l'Intérieur il est là pour la population sénégalaise le haut commandement de la gendarmerie le général il est là pour la population sénégalaise donc ñooñu amuñu farlaaxoo ci seen liggéey ba tax na dama leen di rafetlu dama leen a naw dama leen a sopp loolu moo waral sama demu armée d'abord parce que foofu mooy fondement bi le ministre de la justice de même donc li may xaar ci ñoom rek mooy ñu gën ma mayaat appui may ma doole ba nu mettre la main ci personne boobu malheureusement que j'ai pas eu la chance de mettre la main sur ce gendarme parce que si j'avais eu la chance de mettre la main sur lui hier je pense que ni il allait partir aussi à l'hôpital de même que moi bu ma ko reyul dinaa ko def loo xamante ni dootul baax et je serai certain que ni il va enlever sa tenue parce que un gendarme un homme de tenue li mu def c'est pas son devoir absolu mais dootu moon xaar loola et ce que j'ai dit tere la ministre de la justice da koy gis ministre de l'intérieur le haut commandement de la gendarmerie mais mbëkk ma xamul dund naa xamul deenaa ba pare mu daw moment boobu bi ma koy dàq bu ma ko jàppoon ay mbokkam dinañ ni tey lañ koy sóol wala suba lañ koy autopsie wala bokk lu bëri dina jóge ci moom waaye. moto bi jotoo ci ràññee benn jotoo ci xàmme dara. malheureusement mais j'ai identifié nag ki doon dawal oto bi ki doon dawal moto bi parce que quand même j'ai le sixième sens c'est même le gendarme te am na loo xamante ni du fi laa ko jànge de bitim réew laa ko jànge waaw ci force de l'ordre américaine yi donc j'ai fait 14 ans dans la sécurité américaine am na lu ma jàng loo xamante ni bi ma taxawee ak moom rek am na lu ma identifié ak lu mu metti ak métti bi mu mën di àndal rek am naa identification yoo xamante ni def naa ko ci ñaar ñëpp tey jii bu ñu demoon Milan bu ma leen gisee rek dinaa waxaat ni nii la demee xam naa ci lii kii xam naa ci lii kii donc man sama wàllu bopp si je me donne la chance et la vie et une santé ku ma ci tasee rek dinaa la wax ni la kii yow la te bu nu dellu siwaatee film bi nu delloo ko en arrière bu nu ñëwee rek dañuy effectivement Ndiaye Seck. ci yenn kii yoo xamante ne mën nga ko ci joxe yenn mandarga bi ma ci mën a jox rek mooy pour le moment li ma jot a identifier ci ñoom du lu may wax parce que buñ ko déggee dina xool nan lañ war a mën a def waaw mais daal en tout cas maa ngi demander le ministre de l'Intérieur mi nga xamante ni ñoom la yàlla jagleel nu def seeni caméra de surveillance un peu partout dans le Sénégal nu jëm a dimbali ci caméra de surveillance yooyu nga xamante ni noonu nekkoon aux abords nu jëm leen a identifier pour mën a fexe gis ñooñu waaye. métit bi dafa métti bu waaw. parce que faju bi yomboon na. faju bi yomboon na je remercie aussi les médecins parce que léeg-léeg ma dégg nit ñi naan bi nga demee sapeur yi dañoo yéex a ñëw parce que bu sapeur yéexee ñëw rek c'est parce que xëy na fa nu nekk sori mais bu nu nekkee fi jege ñoom ils sont toujours présents et dama leen a naw trop parce que seen devise sauver ou périr ku nu fekk nga nekk ci mitit ñoom dañu ñaan yàlla sauver la baa bu dee di am ñoom ñu jëkk a dee yow ñoom nu dee yow nga dund kon ñooñu tey jii dama leen di remercier une fois de plus parce que ñëw nañu assister ma beneen ba ci topp mooy bi ma demee hôpital aussi léeg-léeg dinaa ko dégg noo naan les infirmiers ou bien
les médecins les docteurs da nga ñëw ñu négliger la certes mën na nekk mais du fépp man bi ma ñëwee vraiment ils m'ont assisté d'une manière très catholique faj bi li ci métti rek mooy booy dem situation yu mel nii bi may dem yoruma xaalis oto amul sama soxna laa mujj woo dafa mujj yónnee ki mu doon yónnee muy sama doom pour mu egsi mais ndeysaan bi ñu xamee ni wax naa leen ni leen yoruma xaalis mais sama doom mu ngi ñëw dana commencé di ma faj te mënoon nan ma bàyyi ni ma tant que fayoo lii fayoo lële doon la mën a faj mais commencé nan ma woon faj avant que xaalis bi di ñëw. loolu ban hôpital la. mooy hôpital Camp Thiaroye bi donc vraiment je tire un chapeau pour ceux qui sont à l'hôpital de Thiaroye mais je pense que ni le chapeau est tiré pour tous les hôpitaux qui sont ici au Sénégal voilà donc maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñoom vraiment jàmbar lañu aussi waaye. waxtu wi jeex na xanaa nga fàttali ñu rek damm-damm yi fan ak fan la ndax ginnaaw loolu amoo woon ay yeneen gaañu-gaañu sa yaram. waa si amaana yenn gaañu-gaañu parce que sama loxo bi fii am na dagg-dagg xëy na peut-être nu génne ko dafay metti et puis way garaaw bàyyi am naa dagg-dagg fii ci sama pooj bi sama fii aussi am naa fi dagg-dagg voilà xëy na peut-être les bottes militaires yi ma soloon noo ma couvrir santaat yàlla parce que bi accident bi am maa ngi téye sama téléphone nii mais yàlla may na ma maîtrise ba téye téléphone bi yàlla bi dimbali na ma ba sama bopp dalu ci tali bi te pourtant daf ma projeté mais bu fekkoonte ni sama bopp moo dalu ci tali bi kon dama naan bopp bi dina ubbeeku. ndax li mu doon daw dafa bari. parce que non li mu doon daw c'est une allure très vive une allure très vive qu'on peut pas que je ne peux pas imaginer. est-ce que waxtu boobu tali bi yaatu woon na ba mu war a mën a. il y avait aucune voiture. il y avait aucune voiture parce que bu oto yi doon ñoom moom du mën a daw mais il y avait aucune voiture xam naa te aussi oto lépp luy daw saytaane la sa rawatina nag moto donc mu accéléré rek moo tax bi mu dalee sama kaw ba ma jóg ba reprendre sama conscience li ma ko jëkk a wax mooy li nga doon daw dafa bari de un deuxièmement amul lumière amul benn lumière nii ci kanam nii ci ginnaaw donc d'abord c'est loolu aussi j'attire l'attention des autorités que ça soit la voiture que ça soit les motos bépp luy daw ci kaw tali même bu dee oto bu amee benn lumière dañ ko war a verbaliser te d'abord ci loi noonu la dañ ko war a verbaliser ba pare nag encore nga mettre ko en station mu dem outil lumière ñëw monter ko ba pare soo ko continuer son chemin muy moto muy lu mën di doon kon ba tax na maa ngi demandé waat encore sama mbokki alkaati yi sama mbokki gendarme yi ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñu am ci ñoom kóolute ba teg leen ci tali bi bépp oto wala bépp moto buy daw te amul lumière bu ñu la jàppee dans l'immédiat rek dana war a fourrière contraventionné la nga ñëw defar li nga war a defar ba pare bu fekkente ni defar nga ko ñu soog laa libéré nga dem te du tere nga fay sa contravention bu fekkente ni fayoo ko it nu mobiliser sa oto wala nu mobiliser sa moto parce que ni ko Europe di defee bu ko Sénégal defee woon noonu dañuy am beneen avancement donc loolu daal la. lan la docteur bi wax ci wàllu damm-damm yi. damm-damm fii nag man xaw na ma jaaxal parce que mobiliser nañ ko. mais toujours wax na ma ni ma aussi d'abord loxo bi sax mënu ma ko yëkkati muy loxo bii mais damay sentir toujours yax bi ni muy def nii di duggante donc boo xooloon tey rajo bi da ngay gis ni mu ubbeeku def nii waaw donc loolu lay xalaat ndax dina gaaw a wér tout tere aussi dina dem ñaandu ci faju olof yi waaw parce que bu fekkoon dañ koo tabaxoon dinaa ne xëy na peut-être moins de 15 jours mu wér. mais loo xamante ni dañ ko mobiliser nii rek ak seen nu mu tuddati électro donc ça fonctionne plus ou moins bon. yaa ngi yëg yëngatu bi. maa ngi yëg yëngatu bi. bu faar bi dafay jam de temps en temps waaw bu ma mënuma sëqat parce que bu ma sëqatee day jam bu ma wóobalee day jam mais maa ngi sant yàlla parce que yooyu yëpp. nattu la gis nga fi may wax yow bougé wu ma mais damay sentir ne heure bu ma defee benn acte bu ndaw rek
damay sentir yax yi ni ñuy laalante te buy laalante day metti dama koy yëg voilà. est-ce que pare nga tey pour fans yi képp ku ci mën a jàpp ngir faj bi mën a gaaw. waaw nekk na loo xamante ni du lu may demander parce que nit jëndal na ma xar te sant moo ko ku mel ni Kara ca Kaolack jëndal na ma xar tabaski te sant moo ko donc de passage mu di ko ñaanal yàlla li mu man ren bu déwén yàlla na ko xeeb yàlla xeeb ko te jox ko lu ko ëpp ku mel ni Isma Seck muy doom joo xamante ni maa ko yóbbu bitim réew waaye fàttewuma benn yoon moom itam jëndal na ma xarum tabaski te sant ma ko ba tax na ki la yëg nga nekk ci mitit am na ku ñuy wax ñaaña xaritu Papa Thione da woon déjà ci sama relation ak moom mu ngi xewee ci Papa Thione mais bi mu yëgee sama situation nii rek li mu jëkk a def mooy daf ma ni dama bëgg comme que déjà ñee admission la pour que nga mën a am hospitalisation ci camp bi ndaxte dafa fees dañ lay jël suba pour yóbbu ma Dantec pour jëm a hospitaliser ba pare yónnee ma xaalis kon daa nga xam nga kooku tey santuma leen ko bi ñuy toppatoo loolu ak di ma woo téléphone di ma booleeg médecin bi yooyu santuma leen ko donc nekk nañu des actes bienfaisance yoo xamante ni dama leen di ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak ay xéewal donc fans yi daal li ma leen di woowee mooy ñu ñaanalaat ma yàlla bon rétablissement wér ak gudd fan ci gën yàlla gën ma joxel mu rafet ma ak sama njaboot ñu gën a toog di leen bégal seen i xol di sedd man nag tawakkaltu alallah yaakaaruma kenn ku dul yàlla waaw te bu sama mbokkum artiste feebaree ba génn àdduna nu koy ketal daf may metti wala nu koy ketal pour mu wér yàlla ko yore dee yàlla ko yore waaye nag toujours rek damay ñaan yàlla bu ma situation yi comme ni ma dalee may wax ne daal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp daal wax di dee la war sama loxo ak sama yaakaar yàlla waaw te yàlla bu yàlla tas sama yaakaar parce que li ma taxoon a jóg njabootam ma taxoon a jóg te ku njaboot tax a jóg rek yàlla teg la loxo bu fekkoon damaa jógoon si sama coobari bopp rek dina am lu ma metti kon ñu ngi lay jaajëfal bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. Lalla Dakar Buzz du Dakar Buzz parce que bu dee Dakar Buzz événement rek moo koy tax a jóg mais dafa nekk télé boo xamante ni c'est à la portée de la nation bien vrai que da ngeen ko tuddee Dakar Buzz mais c'est une télé et mieux que même la télé nationale parce que lu xew rek di ngeen ci dugal seen loxo tasaare ko pour jàppale doomu aadama yi ba tax na muy yow ak say caméraman fi ngeen bëgg egg yàlla fi yàlla eggale waxuma ngeen di dem di liggéeyal kenn de waaye yal na leen yàlla teg loxo ba nit ñi di leen liggéeyal télé bi aussi borom yàlla na ko yàlla gën a teg loxo ba fi mu bëgg a egg mu egg fa kon donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm surtout aussi sama soxna Maman Gentil parce que nelawul biig xaalis bi ma fajoo moo ma ko yónnee looloo tax toujours may wax ci moom ni jigéenu àjjana la waaw parce que mënoon na maa génn lii dal ma mu dégg ko ba pare toog di ma xaar lenn rek la def mooy toog parce que maa ko toogloo te borom kër bu toogloo soxnaam mu toog wala mu demloo ko mu dem rek ci ay ndigalam la defee mais li mu ko toogloo yëpp mu toog terewul la mu yoroon da koo jël jox ko sama doom mu ñëw kon donc moom moo ma porté assistance te ko ñaanal yàlla njabootam yàlla na barkeel te yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla may ma kàttan bu ma yóbbu ko màkkatal mu karam dugal ko ci kër gu merveille te njabootam aussi yàlla defal leen xéewal teg leen loxo sama doom Nasira Moustapha Ndiaye Maman Sophie Mbass tout le monde sans oublier aussi sama sët yi sama turandoo ngi nii démb dafa jooy bay bëgg a dee dégg naa nelawul ba 3 heures du matin bi may ñëw laa ko fekk muy soog a tëdd maa ngi leen di sant di leen gërëm merci Lalla. ay ca mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz ñu koy jaajëfal lu baree bari moom tamit wax dëgg yàlla ku yëg Dakar Buzz la ku bëgg lool Dakar Buzz la tey nag mënoon nañu dajee ci leneen ndax li ñu war a waxtaanee surtout fi réew mi toll bari na waaye comme yaa ngi nekk ci feebar dañ lay ñaanal suñu borom yenn fëgg sa bopp nga jóg lépp. dafa am koo xamante ni aussi ndeysaan daf ma woo téléphone xaw ma fu mu ko yëgee
mooy Ablaye Pouye Obama mi nekkoon maire Mbaaw ndeysaan bi mu ko déggee rek moom itam daf ko metti lool yónnee ma xaalis bu dul jeex moom itam maa ngi koy sant bu wér a wér di ko ñaanal yàlla ci li nga xam te mooy législatif yi ñu jëm yàlla na ko ci yàlla may ndam ba mu nekk député ñu àndandoo di liggéey encore ci barke Seydina Mohamed merci. ayca yàlla na yàlla fëgg sa bopp nga jóg li nga ci bëgg yëpp ci sa wérgu yaram suñu borom defal la ko nga gudd fan lool dem ba fekkee sët yeeg sëtaat yi di ko jaajëfal lu bari. maa ngi jégluwaat encore une fois de plus sama benn xarit Malick Sow noo nekkandoo États-Unis bi ma ko woowee à 2 heures du matin mu nekk ay 8 heures ay 10 heures foofu subitement nelawul ba 4 heures du matin ma defee ni fa lay yem yónnee ma xaalis ànd ak sama grand frère bii ñëw muy Ablaye Diop foofu laay yem ñoom yaa fàttala bi képp koo xamante ni yaa ngi nekkoon Amérique rek te yëg affaire bi dans les médias rek def nga réaction loolu moo tax ma ne la du ma woo kenn naan ko jox ma lii wala jox ma lële parce que dama ko séq ak ñoom ba bu ñu yégee sama bànneex dañ may jox alal rawatina bu ñu yégee sama mitit kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf mi ngi noonu tournage yi nag du fi yem waaye di ko jaajëfal lu baree bari moom tonton Pape moom la ñu àndaloon waaye tamit am Malika bébé caméraman yi moom la ñu àndaloon ci technique bi salon taaral nag comme ni ma koy waxee saa su ne mënuma leen fàtte benn yoon ñu ngi foofee ca Mariste monsieur madame Diop gis ngeen ko tey ñoo ma daal di yanjalal kanam gi nii ba mu baax tey déggan moo fi jaar ndaak waa moo fi jaar tey gis nga defar kanam gi ba mu rafet waaye tamit ki nga xamante ni moo di Mariatu gis nga ko moo jaar ci bopp bi El Hadj Niang taalibe sëñ Abdou Karim bi borom dindi couture tey moom a génne ci tey baas bu baax bi de comme ni ma ko waxee nag tournage yi du fi yem dañuy daal di continuer ànd ak yéen rek Dakar Buzz abonné leen ñàkk abonné nag wóorul ndax lépp fii lay leeree di leen jox dig daje beneen émission ak keneen ku ñu dalal jërë ngeen jëf.